mbokk téléspectateur yu ITV ñu ngi leen di dalal jàmm seen émission kennu askan wi tey yi ñu am mbégte dalal docteur Mouhamadou Sow nekk directeur général bu Teranga Pharma n'est-ce pas docteur. Monsieur Cissé, nga nekk tamit enseignant ci institut des sciences du médicament nekk ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaar ñu ngi lay dalal jàmm si plateau kennu askan wi fii si ITV. maa ngi lay gërëm El Hadj Malick ci invitation bi di nuyu téléspectateur ITV yëpp di également di la remercier ci invitation bi ba nga xam ni mun nañu wax ak Sénégalais yi ci Teranga Pharma. li mu bëgg a def pour que Sénégal problème mu garab xaw fi wàññeeku ba jóge fi. comme ni ñu koy waxee rek donc fas yéene nañu waxtaanee industrie pharmaceutique fii si Sénégal ak seen taxawaay ak tamit médecins yeeg sages-femmes yi infirmiers yi nga xamante ni dañ taxaw ngir Sénégal du am jafe-jafe ci wàllum garab mais comme niñ ko baaxoo defee dañuy ànd ak Abdoulaye Diouf Sarr mooy ministre de la santé et de l'action sociale mu ñëw ak ñun si point du jour jëm si feebaru coronavirus. tey àjjuma fukki fan ci weeru avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat test yi ñu def ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróomi test fukk ak juróom ñoo ñëw positif kon ñoo am jàngoro bi fukk ak juróom yooyu fukk ak juróom la yoo xamante ne ay cas contact la yu ñu doon suivre ci suñuy service ñu yëgal tam ne fukk ak ñeent patient ñi xamante ne ñu ngi woon ci hôpitaux yi ñu leen di faj tey wér nañ bésu tey bi dañ leen génn hôpital ci bés bi ministère de la santé et de l'action sociale ñi ngi yëgal ne patients yi ñuy faj actuellement ñi ngi yëg tan ci seen yaram ñuy xayma ba mu commencé ba léegi ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak juróomi cas lañu déclaré fii ci Sénégal ci cas yooyu téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar wér nañ ci ñaar génn nañ àdduna kenn évacué nañ ko bon ndëkk tey téeméer ak ñaar fukk ak juróomi patient ñoo nekk ci suñu hôpitaux yi ñu leen di faj ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi demander population yi ñu respecter bu baax digal yi ñu leen di jox pour que xeex bi ñuy xeex Covid-19 ñu mën ko gagner nu mu gën a gaaw. alors docteur Mouhamadou Sow mu nekkoon Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et de l'action sociale tey jii Sénégal am 15 cas yu bees yu positif naka noonu 14 yi nga xamante ni am nañ ci tan téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñu nekk sous traitement ban commentaire nga ci def. alors commentaire bi ñu ciy def mooy que pour le moment par exemple résultat aujourd'hui yi ñu am du ma ne dal na xel mais amul je veux dire lu yokkute bu garaaw ndax ñi ngi ci plateau bi ndax boo seetloo depuis 10 jours ñi ngi ci plateau maanaam xam nga épidémie bu ñëwee mbas bi ñuy wax nii bu amee dafay ni ñu koy suivre mais dafa am lu ñuy wax courbe ci tubaab courbe bi dafay yéeg après yéeg ba nga xam ci yéeg na ci kaw léegi nag mu taxaw bu taxee après mu war a wàcc donc ñi ngi ci plateau bi donc ba léegi boo xoolee valeur bi gën a mag ñaar fukk la ci positif par jour donc ba léegi boo xoolee tamit beneen ni am solo maanaam bu ñu boolee ñi nga xam ne ñi ngi nekk en hospitalisation par rapport ak le nombre de lits disponibles yi ba léegi amagul situation bi garaawul noonu mais tey li gën a rassurant mooy amaguñu aussi cas transmission communautaire loolu aussi lu am solo la donc vraiment di encore li ñuy wax mooy di féliciter vraiment di leen jaajëfal équipe bi médicale bi nga xam ni professeur Seydi moo ko jiite mais jaajëfal aussi sénégalais yépp nga xam ni aujourd'hui ku ci nekk yaa ngi takku di xeex Covid-19 bi. alors gis nañ aussi kaaw Touba fu mu toll nii mën nañu wax ni Touba amatul cas loolu yow nga xamante ni da ngay yëngu ci wàllum santé ban jàngat nga si def. waaw loolu aussi li ñu naan une heureuse surprise ndax bi nga xamee ni commencé na Touba ma nga xam ni am na koo xam ne wàll na fa ñaar fukki nit xel maanaam logique dañuy jàpp ni kon dina gën a law bu ngi demee ba nga xam ne jóge nañu ci ñaar fukk ñëw ba ci zéro kenn génnu ci àdduna dañ ci sant yàlla ba pare aussi di
war a jàngat aussi yan comportement moo ñu may ba ñu yegg foofu et si également di féliciter wàlle également côté au gouvernement parce que am na action bu am solo bu ñuy def mooy bi nga xamee ni def nañu hôpital bu militaire yi def loolu aussi lu am solo la bu ko nit ñuy fàtte ndax épidémie surtout crise sanitaire bu amee li am solo dëgg-dëgg mooy ce qu'on appelle la réactivité maanaam nga gaaw a jëf balaa yëf yi di la ëpp doole ndax fi ñu toll nii li ñuy xeexal moom dafa gaaw te kenn ko gis xamoo yoon buy jaar comme moo ñu jiitu ñun dañ koy dab fi ñu toll nii nañu fexe ba à chaque fois bu ñu jiitu nañuy wàññi distance bi bu ñu incha allah bu ñu yàlla dimbalee dina tax dañu wàññi distance bi ba rey ko mu jeex ci Sénégal gi. alors d'une manière globale taxawaay bi si autorité sanitaire yi amal naka noonu gouvernement bi yaa ngi koy rafetlu. oui ñu ngi koy rafetlu toll nii muy jéego yu ñu teg quoi. lu tax ñu koy rafetlu ndax boo seetlu mbir bu amee xam nga ñun ay scientifique lañu donc lépp lu ñuy basé wu pour wax dañ koy teg ci ay chiffres donc boo xoolee chiffres yi chiffres laay wax de chiffres yi ñuy xool ñett la bi ci njëkk mooy nombre de cas positifs beneen bi ci topp mooy ñi nekk hospitalisation bi ci doon mooy ñiy ñàkk seen bakkan donc boo xoolee chiffres yooyu yëpp amaguñu jéggi dayo boo xam ne jar na ñu jaxasoo donc moo tax la système de santé bi fi ñu toll nii ba léegi ñi ngi maîtriser maanaam ab mbir mi ëpp ñu doole ñi ngi koy topp bi war waaye taxul nag comme amagul lu garaaw mais taxul ñu bañ a bàyyi suñu loxo dañu war a yokk encore suñu doole mais il faut comprendre une chose mooy que xeex bi am na autorité de la santé mais li ci ëpp nag nit ñi la ce qu'on appelle mooy population yi comportement yi nga xamee ni surtout comportement risque yi comme par exemple dajaloo bi ñuy wax bu metti bi parce que bu transmission communautaire amee comme li ñuy wax Kër Massar xam nga boo xoolee rond-point boobu ni mu mel xam nga loolu comportement à risque la. moo tax autorités yi jël si ay dispositions. voilà donc dispositions yi gouvernement bi jël ba léegi vraiment chiffres yi ñu am won na ni am na décision yu baax yu ñu jël donc nañu continuer suivre ni mu demee yokk suñu kattan et puis yokk également suñu surveillance. alors leneen lu ñu lemmeeku tey mooy nombre de cas yi nga xamante ni wér nañu ñoom ñoo ëpp que ñu nekk sous traitement loolu tamit lu am solo la. absolument moom laa lay wax moo tax may la chiffre bi ëpp solo chaque fois bu dee ñuy wér wàññeeku na maanaam dañuy yokk nombre de lits disponibles ok donc moo tax may la chiffre yi am solo mooy bu amee ñiy positif ñi wér ñi nga xam moom la ñu hospitalisé ak ñi jigéen àdduna kenn rek malheureusement muy Pape Diouf. maintenant ñi nombre de lits nga xam ne dañ ko préparé. ñaar sax ñoo génn àdduna. waaw ñaar ñoo génn àdduna effectivement am na beneen dàmm bu génn àdduna yàlla na leen yàlla yërëm. amiin donc li am solo mooy que ñu am ay lal yoo xam ne dafay am disponibilité ba nga xam ne mën nañ leen ciy gérer ba nga xam ne ñu mën a wàcce seen coono faj leen faj bu wér ba nga xam ne ñu mën a génn ñibbiwaat comme ñi génn ñi passé. alors docteur Mouhamadou Sow yow nga nekk pharmacien nga jiite Teranga Pharma sa xam-xam màcc ci wàllum pharmacie soo doon def état des lieux jëm si industrie pharmaceutique fii Sénégal lan ngay wax ndax yéen am na aussi benn projet boo leen taxawal ngir Sénégal garab bu fi manqué. jërëjëf El Hadj Malick donc laaj d'abord état des lieux. industrie pharmaceutique industrie pharmaceutique sénégalaise jamono yu ñu toll nii da ngay jàpp ni duñu naan 2017 boo xoolee 2017 parce que dafa am solo ñu wax ko en 2017 décembre 2017 exactement groupe Pfizer mooy c'est des ñoom ay américains lañu ñoom dañu tëj seen usine dàq Sénégal yi fa doon liggéey maanaam licencier leen mu andi vraie régression sociale donc ay pères de famille yoo xam ne vraiment jaxase seen àdduna donc ñu ciy métti mu koy méttitu yemul foofu avril 2017 groupe Sanofi ñoo fi nekkoon Sénégal ñu jël seeni part jaay ko groupe Médis muy entreprise tunisienne ñoom bi ñu ñëwee jënd ko avril 2017 donc décembre bi passé janvier bi ñu ne yóbbu nañu en chômage technique seen employé lu ëpp ñetti téeméer te loolu ñu koy méttitlu bu baax ndax ñun pharmaciens du Sénégal dañu gëm leen affaire que industrie pharmaceutique ñun ñoo ko war a defar donc bu amee benn industrie boo am problème rek daf ñuy métti donc di massawu vraiment ñi fay liggéey te di ñaan vraiment seen coono boobu teggeeku rapidement et puis également di remettre di féliciter également sama natango Aziz Cissé mi nga xam ni Médis Aziz bi jiitee maa koy féliciter parce que am na courage bu baax
mi ngi téye yoxul mi ngi dem donc xam nga loolu da lay won ni ñaar lañu amoon léegi kële dem na kii ne chômage technique donc boo seetloo kon daanaka dara néewati maanaam aujourd'hui li nga xam ne nag moo ci gën a doy waar mooy que boo doon da ngay xool naan ba xam ñun am nañu industrie boo xam ne ñoo ko moomoon suñu bopp maanaam amuñu benn industrie boo xam ne ñoo ko moomoon suñu bopp loolu aussi problème la. léegi dogguma la sax MEDIS gisoon nañu aussi état wu Sénégal mu doon waxtaan ak waa MEDIS mi boobu ba tey kenn déggaadu si dara est-ce que aussi jotul MEDIS ubbiwaat. waaw comme ni ma la ko waxee xam nga loolu la ñu di ñaanal que MEDIS. surtout situation contexte bi ñu nekk nii contexte bi ñu nekk nii. voilà parce que xam nga boo ñëwee industrie da ngay jël garab bi ñuy defar da ngay jël tamit nit ñi fay liggéey c'est des pères de famille c'est des mères de famille ñooñu bu ñu ñàkkee seen liggéey day andi régression sociale donc loolu lu doy waar la mais aussi da naa jox beneen impact mu am bi MEDIS tëjee est-ce que xam nga ni fi ñu toll nii jamono ñu toll nii parce que étudiants yi nga xam ne ñi ngi nekk université de Dakar war def seen stage industrie pharmaceutique amuñu fu ñu koy defee ndax entreprise yi foo amul fenn fu ñu ko defee ndax industrie pharmaceutique yi koy def nekkatu fi man damay jàngale ISMED maanaam affaire garab suñuy étudiants c'est des ñooy former pharmaciens inspecteurs yi ñoom bu ñu paree dañu war a defi seeni stage mais pratique mais da ngay xool li lu xew dañuy génn dëkk bi parce que ay yu ma la ñuy former ñu ci bëri dañuy dem ay Côte d'Ivoire ay Maroc di fa dem di def seen formation ba nga gis vraiment boo defee diagnostic bi lu doy waar la donc te ci contexte bi ñu toll nii li may ñaan vraiment mooy que mu am accord bu am entre MEDIS ak gouvernement Sénégal ba nga xam ni employés yi dinañ ko mën a consolider mais également mu am benn plan de restructuration boo xam ne na may Sénégal am yeneen industrie ba nga xam ne ñun garab yi ñu soxla pour faj sénégalais garab yi am ci dëkk bi mais aussi mu ne garab yu baax yu wóor ba pare nag prix bi du. sànq yaa ngi woon si état des lieux bi Sénégal fan la si toll est-ce que yow da nga jàpp ni ay sénégalais képp ñoo war a yëngu si loolu maanaam étranger yi war a dugal si loxo ci wàllum industrie pharmaceutique fii si réew mi. waaw xam nga question bi ma koy répondre dama la waaw ak moitié dégg parce que nit ku nekk da ngay xool xam nga laaj nga ma diagnostic depuis 1960 ak léegi bi ñu jëlee indépendance bu ñu xoolee ni ñuy defaree garab te Sénégal moo njëkk a am industrie pharmaceutique en Afrique de l'Ouest mu SIPO la tuddoon société industrielle donc des produits ouest africains pharmaceutique ouest africain SIPO après nekk Ron Poulenc nekk Sanofi Aventis Sanofi Winthrop ba nekk MEDIS donc ñun dañu yàgg am lu ñuy defaree garab mais léegi ñu dem ba nga xam ne léegi amatuñu industrie mais lu ñu ko teg parce que ki nga xam boo jëlee groupe Pfizer ñoom ay américains lañu. ñoom ñëw nañu am nañu ay facilités parce que foofu bi ñu fa nekkee dañ leen amoon nañu ay facilités administratives yoo xam ne amoon nañ ko ba may leen ñu gagné xaalis bu bari ñoom dem nañu pas parce que gañewuñu xaalis de mais parce que li ñu doon am bari na bari yoo xam ne bi nga xamee ni ñoom Sénégal dafa changé tuuti ci seen yenn loi yi ensuite moom it ci seen stratégie ñu yóbbu activité bi yóbbu ko Maroc xam nga ñooñu bu ñu doon ay sénégalais du ñu dem donc loolu dafa jàngat bu rëy la Sanofi bi nga xam ne itam nekk na Sénégal lu ëpp ñaar fukki at nekk biir Sénégal liggéey fii lu yàgg toog ba si yàgg jaay ay paaram dem loolu bu ñu doon ay sénégalais itam du ñu dem donc il faut ñu jàngat ci nga xam ne loolu mooy lan ba mun a andi réponse boo xam ne tontu bu ñu may que ni képp ku fi bëgg a dugal xaalisam pour mun a créer industrie état bi ne la d'accord na mun nga dugal sa xaalis waaye nag capital bi dañu war a def Sénégal képp ku fi bëgg a dugal ci étranger capital bi au moins 50% yi wala 51% bi sénégalais yi moom ba nga xam ne bis booy dem yow di nga dem waaye industrie bi fii lay toog liggéeykat yi nañ ko ne di liggéey. alors loolu lu am solo yi doon. ana loolu moo tax a jug seen projet bi ba lu toll si juróom-benn téeméer ñi nga xamante ni ay sage-femme nan ay chirurgien dentiste ay pharmacien yooyu ñëpp ngeen associé ngir bay waar si fànn boobu la. voilà donc ñun bi ñuy defee diagnostic boobu ñu ne nag jot na ñu wëlbati li nga xam ni moo am dinaa la jox beneen chiffre xam nga 2018 125 milliards maanaam mooy téeméeri milliards ak ñaar fukk ak juróom yoo xam ne jënd nañ ko garab bitim réew xam nga xaalis boobu buy génn Sénégal ay devises la parce que CFA doo ko du génn ay devises mooy génn. ñaata nga ni 125 milliards de francs CFA. téeméeri milliards ak ñaar fukk ak juróom.
te xaalis wala yokk at bu jot du wàññeeku ndax suñu soxlay garab dafay yokk Sénégal population baa ngi yokk maladie infectieuse yaa ngi yokk maladie chronique yaa ngi yokk donc bu ñu defal garab dañuy di jàngeen donc loolu bi nga xamee ni lu am la ñun ñi nga xamee ni gis nañu ni industrie pharmaceutique yi leen fi andi ñoom mooy jël xaalisu réew mi te liggéey bi ñun pharmaciens yi ñoo koy liggéey ak médecins yi ñu ne comme ñun ñoo koy liggéey te ñun suñu réew moom gañewu ci li mu ci war a gañe donc nañu booloo suñu xam-xam boole suñu doole créer suñu industrie pharmaceutique bopp ndax xam-xam baa ngi fi man baa ngi fi xaalis baa ngi fi dara manqué wuñu li nga xam ne ni moo ñu ci war a la ci yokk mooy maanaam état bi pousse ñu dem donc moo tax ñu jël suñu fit loolu mu leer dafa fit parce que li ñuy def dañ ko def ak fit ndax fi ñu jëm dafa di lu sori lu am solo ci Sénégal ah ba nga xam ne amul lenn loo xam ne daf ñuy dévier suñu trajectoire donc maanaam donc aujourd'hui ay lu ëpp téeméer ak si sama donc téeméer ak ñaar juróom-benn téeméer ay pharmaciens yi ci ëpp ay médecins chirurgiens dentistes infirmiers sages-femmes ak Sénégal bokkul santé ak ay investisseurs te boobu sax am na koo xam ne dama ko ciy gërëm c'est un grand patriote ah muy monsieur MSN bi ñuy wax ak moom mu comprendre moom bi ñuy bind projet bi moom dafa mel ni moom mi ngi ko woon xalaat donc c'est quelqu'un boo xam ne dafa comprendre très vite fi ñu jëm ndax li am solo li ñu bëgg mooy li ñuy wax souveraineté pharmaceutique souveraineté pharmaceutique Teranga Pharma loolu moo ko tax a jóg du leneen loolu lu muy tekki souveraineté pharmaceutique mooy feebar yi nga xam ni moo nekk biir Sénégal feebar yi fi ëpp ñu am lu ëpp juróom benn weer ci stock de médicament ba nga xam ne ku fi feebar ñu jox la garab bu baax garab bu doy di nga mën a faju di nga mën a faju ba nga xam ni période bi nga feebar di nga ko faju ndax yow boo feebaree te amoo garab yi maanaam na ngay yokk problème de santé yi ba nga xam ne yow doo ci génn donc di wax sénégalais que ni Teranga Pharma tamit amul benn xaalisu étranger parce que loolu également suñu stratégie la dañu ne lii buñ koy def dañuy def entreprise boo xam ne sénégalais kese koy moom ndax dafa am lu am solo benn défi bu ñu bëgg relever lu ñuy wax le défi de l'industrialisation. mais justement défi boobu ngay wax noonu li wàllum rupture de médicament est-ce que yéen a ngi koy bàyyi xel ba soo leen tàmbalee loolu du am Sénégal. incha allahu rabbi donc boo jëlee pour nan la ñuy yeggee foofu parce que il faut ñu expliquer schéma bi ba nga xam ni Sénégalais dañ ko comprendre ñoo xam ni ñun li ñuy wax du Covid 19 sax moo tax de xalaat bi. waaw dafa tombé de. dafa tombé. est-ce que loolu aussi mën nga ñu indi ay leeral. voilà donc parce que ñu bëri dañu yaakaar ni. Teranga Pharma Covid 19 moo tax mu juddu déedéet ñun bi ñu defee diagnostic Sénégal ci industrie pharmaceutique ëpp na fukki at ñu jàngat diagnostic jël chiffres yi maanaam Sénégal depuis ñaar fukki at li muy jënd ci garab dañ ko ut ñu xool Sénégal nan la yan garab ñoo fi ëpp solo. ñu xam ko ñu xool tamit yan garab moo xam nga xam ni ñun dafay nekk toujours en rupture. xam nañ ko ñuy seet également yan garab yoo xam ni comme par exemple ay anti-cancer xam nga léegi Sénégal ñu bëri néew nañu doole am nañ ay cancer xam nañ ñaata ñoo fi dugg donc bi ñu càmbaree maanaam garab yëpp ñu ne léegi ñun suñu entreprise garab yi ñuy def mooy garab yi nga xam ne mooy faj Sénégalais loolu mooy li njëkk. mooy li njëkk waaw. léegi comme yi si mel nan si yan garab ngeen di gën a insister. xam nga fi ñu toll nii. boo seetloo Sénégal métit maanaam métit moom munoo ñàkk a métit moom muy boppu metti ñu naan paracétamol xam nga Sénégal lañ koy jël lu bari. paracétamol aujourd'hui dégg xam nga li ñu naan garabu tension hypertension artérielle diabète ak affaire insuffisance rénale nga jël ci antibiotique parce que Sénégal maladie infectieuse dafay bari. donc maladie infectieuse yi garab yoo xam ne antibiotique yi lu ci bari. dañ koy alors est-ce que aussi yéen a ñuy bàyyi xel docteur Mamadou Sow seeraayu garab yi ngeen xool askanu Sénégal xool noo leen di yombalee njëg yi. waaw foofu laa jëm parce que léegi dama lay expliquer schéma bi nga comprendre ba nga xam ni garab yi dina wàññeeku dina garab yu baax ba pare dina tax aussi yi nga xam ni Sénégal dootuñu am problème rupture donc parce que bu ñu jëlee schéma bi mooy lan dañu bëgg Sénégal am souveraineté pharmaceutique yooyu des fois dañ koy teg ci ñetti tànk. tànk bu njëkk bi mooy dañuy defaral suñu bopp ay garab yoo xam ne marque Teranga Pharma la suñu bopp la suñu Teranga bopp la te rax ci dolli ci garab yooyu am leen lu ñu ci boole maanaam Sénégal fii xam nga ñu bëri naan suñu plante médicinale lu muy jëriñ Teranga Pharma commencé nañ étude bi dañuy
valoriser maanaam yokku valeur suñuy plante médicinale defar ay garab. ma jox la benn exemple fi ñu toll nii ñi ngi def ay études te lu gis nañu ñi ngi ko war a defaral par exemple bisaab bu xonq bi dem nañ ba xam ni parce que gis nañ ko am na ay comprimé bisaab comprimé yoo xam ne dina wàññi hypertension. études yooyu fi ngeen ko defee Sénégal. Sénégal lañ ko defee am na université Saint-Louis ñu ko def. mais aussi man au niveau de Genève gis nañu comprimé yi am nañu seetlu bu ñu ci def ba gis nañ ci lu bari. mooy lan. donc maanaam mooy que lu mel ni bisaab lu mel ni buy bi mun na yeneen yu ci bari ñu ngi ci liggéey ba nga xam ni ci diir yu bu gàtt te ñun dañ koy defar ay garab yoo xam ne nekk ay comprimé wala ay gélule wala ay sirop ba nga xam ne nekk biir pharmacie nga xam ne du cher te dina mel Sénégal lañ mun a faju donc loolu mooy ponk bu njëkk bi ñuy def beneen ponk bi. mais si ban fànn si Sénégalais yi faju si lan maanaam bisaab yi nga wax ni ak buy. xam nga est-ce que soo ko mënee leeral dana am na solo. voilà xam nga par exemple su ma nee la bisaab bëgguma nag Sénégalais après ñoom ñëpp dem di baxal bisaab di naan dañuy faju tension déedéet ndax garab dafa am solo. garab dafa am lu ñuy wax dose il faut nga jël dose bi war pour nga wàññi sa feebar donc am na étude yu ñuy def ñu gis ni études yooyu bisaab bi dafay wàññi tension bu modéré waxuma tension buy jóg de tension bu modéré maanaam koo xam ne tension bi tuuti lay jóg bu am na dose yoo xam boo ko jëlee ba ñu génne yenn impurité yi su boobaa dina mën a wàcc sa tension donc loolu au lieu que nit ki daan day baxal donc loolu wóorul boo kenn def encore une fois donc ñun ñu ngi liggéey ak ay universitaires ba nga xam ni ñoom léegi ñoom bu ñu defee étude yëpp ba ñu testé ko def ko lépp ñun dañu koy def ay comprimé ak ay gélules di ko jox ñi nga xam ne ñoom ñoo ko ñaan kon nga xam ne loolu bu ñu ko defee maanaam depuis chaîne bi maanaam matière première bi fii lay nekk bisaab bi am ñu koy bay ko ay Sénégalais ñoo koy bay ensuite donc ñoom dañ ciy am seen koom-koom donc ñun ñu jël ko transformé ko def ko di ko jaay Sénégal di ko naan su boobaa kon devise du génn biir Sénégal léegi buy nag léegi buy bi xam nga boo jëlee buy bi am na li ñuy naan bon activité boobu xamul booy waxee ci olof parce que des fois dafa am ay métit yoo xam ne métitu biir la ak yenn kii am na bon comme xam naa ne bëgguma la tubaab yi donc mun nañu permettre ñu faj ko parce que des fois aussi xam nga Sénégal la ñu doy waar des fois duñu bëgg dugg ci yenn yi parce que da ngay dégg rek kenn ñu ne la ah kon docteur bi wax na ko xaaral ma def ko te xamul ni dafa war a respecter ay conditions ndax garab dafa am ñetti ponk yu mu war a respecter maanaam lu ñuy wax efficacité maanaam soxla bi nga bëgg am soxla boobu nga faj ko lu ñuy wax sécurité maanaam bu ma naanee garab bi war mu am beneen loraange mais également lu ñuy am qualité mooy dose bi nga xam ni moom nga war a jël dose boobu mi ngi ci garab gi te leneen tamit nekku ci garab gi donc ñett yooyu foog mu mat pour garab gi baax te Sénégalais yi nag il faut loolu mu leer ko donc moo tax bu kenn def automédication wax des fois ci communication bi dañuy bañ di wax yenn yi parce que Sénégalais dañu gaaw ci def ay extrapolation maintenant nga may ma yeggalee fenn pour ponk bi ma doon wax parce que loolu dafa leer beneen ponk bi nga xam ne dafa am solo parce que loolu dafa doy waar muy lan li nga xamee ni gis nga Afrique waxuma Sénégal daf ci bokk de mais Afrique garab yi nga xam ne dañuy jaay biir Afrique ñu ngi koy defaree Asie mais bu ñu ko defaree au lieu mu ñëw biir Afrique directement day jar France waa France ñoom ñoo koy regroupé ñu defaral ñu ko regroupé du ñu ko jaay ñun xam nga loolu doy waar la. mais jamono jii ni ñoom mbir mi est-ce que tal nañu bu baax a baax. waaw mais ba léegi garab yi fu lay jaar. waaw ba léegi maintenant ñun Teranga Pharma dañu ne. loolu France di def léegi ñun dañu bëgg loolu dakk maanaam dañ ko bëgg ñu defee ko Sénégal maanaam ñun Sénégal léegi Teranga Pharma ñun ñooy collecté garab yi di ko yóbbu biir Afrique. troisième ponk bi nga xam ne dafa am solo mooy bi nga xamee ni dañuy def sous-traitance maanaam garab yooyu ñuy defaree Asie ñun dañuy wax européens yi koy defar ñun nañ leen ko defaral seen bopp donc ñun Teranga Pharma ñun ñoo koy defar def ko ci seen étiquette ba pare jaay ko africain ba xam nga boo boole loolu yëpp moo ñuy may fii ak juróomi at Dakar dina nekk lu ñuy wax hub pharmaceutique donc suñuy prévision 2025 2026 bëgg ñu Dakar nekk hub pharmaceutique maanaam boo nekkee biir Sénégal garab boo soxla da nga koy am ndax yi defar nañ ko yi andi nañ ko fi teg ko fi yi noonu alors même mën nañu wax ni aussi waa pharmacie nationale d'approvisionnement ñoom si jamono yi si ginnaaw rek fanweeri fan si weeru mars ñoon jano taskatu xibaar yi dalal leen seen bërëb bi di dalal xel Sénégalais yi que ni garab am na fi dañuy ànd ak Omar Kane suñu naataango mu faram-fàcceel ñu lu ni mel ñu dellu si waat si plateau bi fii depuis bu Sénégal amee kaam coronavirus bu njëkk rythme bi dafa yokku liggéeykat yi tooguñu benn yoon journée bi yépp ñu ngi chargé ak i déchargé ci kees yi lu ci ëpp ay masque ñoo ci nekk ay gants ak ay gel hydroalcoolique yi ñu war a yóbbu ci région yi. avènement wu corona bi nag
dañuy renforcer rek suñu dispositif mais loolu activité bu nga xam ne bii la ñun ci la ñuy nekk bis bu nekk mais nag comme am na lu ci yokk loolu rek lañ ciy yokk entre le 2 bi ñu annoncé cas bi ak le 26 mars quand même yóbbu nañ au moins 65 000 masques chirurgicaux ci région yépp yóbbu nañu aussi ci FFP2 54 474 masques FFP2 loolu exemple la rek ci alcogel yóbbu nañ 35 799 alcogel yóbbu du lu ñu yóbbu rek ci région yi mais yooyu yóbbu nañ ko ci région yi ba région yi jox ko structure yi ko yeegoo loolu mooy ñoom déjà li ñu consommé ko. masque gant ak gel hydroalcoolique nekk tey ay produits yoo xam ni dëkku àdduna bi yépp moom la ñuy wër waaye fii ci pharmacie nationale d'approvisionnement fi ñu toll yaakaaruñu ni dinañu am rupture de stock. pour gel bi ak solution hydroalcoolique bi fii lañ koy jëlee ci Sénégal Val d'Afrique pour masque yi amoon nañu stock bu nga xam ne bii waroon nañoo mën a fonctionnel au moins pendant 6 mois mais ak corona bi ni mu ñëwee consommation yi dafay yokk na ba jéggi dayoo donc ñun fournisseur bi ñu am dañ ko wax mu dolli ñu ba pare ñu ngi wut sax yeneen fournisseurs yu nga xam ne ñi gañewuñu marché bi ñoom tamit ñu indil ñu ci fàll boobu ñu ngi xaar 1 million de masques. coronavirus bi mu ngi rey ay junni doomu aadama ci àdduna bi waaye itam mu ngi neenal lépp li nga xam ni liggéeykat yi nattoon nañ ko. ñuy jaajëfal bu baax a baax Omar Kane mu àndaloon ak Souleymane Diallo alors docteur Mouhamadou Sow gis nga waa pharmacie nationale d'approvisionnement PNA ñuy dalal xel sénégalais yi kon mën nañ wax ni daal mbirum rupture daal du am Sénégal wala. waaw xam nga mbirum rupture du am moom doo ko wax mais dinañ ko moytu. ñu def suñu kéemtalaay kattan moytu ko te ma la ci yokkal benn information peut-être ñun waxaguñ leen ko mais dinaa profiter ce plateau pour wax ko ñun Teranga Pharma comme xam nga ñun entreprise citoyenne lañu maanaam ñun li ñu yëkkati mooy Sénégal du leneen. moo tax gis nga ko xam nañu Sénégal fi ñu toll nii am na jafe-jafe surtout jafe-jafe masque solution hydroalcoolique dañu changer tuuti suñu programme ba ñu ngi actuellement parce que boo xoolee dëkk bi ku nekk naan masque gel xam nga ñun ay pharmaciens lañu. donc ñun lépp lu ñuy def dañ koy teg ci ay normes donc ñun fi ñu toll nii ñu ngi def étude faisabilité maanaam xool ba nga xam ni dañuy defar masque yoo xam ne mu nekk njëg bu yomb di protéger Sénégalais ba nga xam ne ku ko ci jënd da nga xam masque bu wóor la bu lay protéger te du la lor mais tout ceci nag pareegul ndax dañuy def ay tests yoo xam ne laboratoire lañu koy def jël nañu masque yi parce que dañuy def test laboratoire lu tax parce que dañu bëgg a wax ni Sénégalais yi masque bi boo ko jëlee soo ko foo ñaata jour la mën a protéger boo ko parce que nu ñu koy defee maanaam dañuy jël nañu masque ba pare dañ koy yóbbu laboratoire dañ koy contaminer bu ñu ko contaminer après def ci détergent xool ba xam ñaata jour la lay protéger. yéen a ngi si. ñu ngi ci liggéey boobu incha allah fii c'est semaine prochaine yaakaar nañu suñu test yëpp dina jeex. ba nga xam ne après ci biir pharmacie yi sénégalais bu nekk di nga am masque boo xam ne wóor na dina la protéger entreprise yi sol ko nit ñi aussi bu ñuy génn sol ko ba nga xam ni protection transmission communautaire bi dina wàññeeku. alors seen diggante ak waa PNA lan la ñëpp xam na ni PNA public la est-ce que yéen a ngi collaborer. waaw xam nga pharmacie nationale d'approvisionnement moom mooy gérer lu ñuy wax secteur public. maanaam ñoom ay secteur pharmaceutique dafa am ñaari yoon maanaam yoonu public bi ak yoonu privé léegi approvisionnement bi du benn donc ñun ay producteurs lañu bu ñu commencé effectivement ñun dinañu collaborer ak PNA te defe naa ni comme ni ma ko waxee sànq suñuy naataangoo ay pharmaciens ñoo fa nekk xamante nañu jot nañu am ay contacts yoo xam ne dinañu may incha allah dañu liggéey bu rafet ba nga xam ni sénégalais dañ ci jariñoo ci suñu production. ñu fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi mën nañ bokk ci émission bi suñu wootee ci 33 824 88 06 alors Mouhamadou Sow ci ay jamono ci ginnaaw gisoon nañ aussi taxawaayu Laborex mais déggatuñ ko de. alors taxawaayam ci. waaw ci wàllum garab beeg yooyu yëpp daal Laborex yéen tamit yéenay jëf. waaw xam nga Laborex. maanaam li ma la wax ñaari yoon la privé ak public. léegi public ñoom PNA ñoom ñuy fournir milieu public mooy hôpital yeeg district yeeg poste centre de santé yi. maintenant bu dee pharmacie ñooñu dañu leen wax ay grossistes répartiteurs ñeent yu mag ñoom ci dëkk bi. muy Laborex Ubipharm Sodipharm ak Diopharm. donc ñooñu bu yooyu ñu ngi dox ba léegi. ñu ngi dox ba léegi. ñoom ñooy fournir pharmacien d'officine yi ñoo leen jox ay garab. am na solo am na ku nekk ci ligne bi allo.
allo waaw. allo bisimilah. allo waaw. kilifa gi wàññil télé bi. waaw asalaamaaleykum. waaleykum salaam. baal ñu nga wàññi télé bi. dégg bi gën a mën a jàppani. asalaamaaleykum. waaleykum salaam foo ñu woowee. man maa ngi wootee Louga. bisimilah. man maa ngi tudd Mbaye Gueye. Mbaye Gueye. waaw mais dama leen di féliciter. jërëjëf. di leen encourager. parce que dama leen seetaan bi affaire bi. yaakaar naa ni Sénégal moom. suñu médecins yi léegi. ñu dem bitim réew war nañu koo bàyyi. état war na jël responsabilité maintenant. ñu ni faju bitim réew mën na leen fee faj. parce que suivi naa seen benn émission fii ak monsieur Thiam. ñooñu ak ñu mel nii. leen di jàppale. Sénégal war na leen di jàppale Sénégal war nañ te suñuy médecin ak suñuy jàmbarte xaral nañ ba nga xam ne lu nekk mën nañ koo faj mën nañ koo dindi dama leen di féliciter wax ni aujourd'hui vous êtes des fiertés pour l'État di féliciter aussi le ministre de la santé di féliciter les médecins et vous les journalistes sénégalais yi nañ déglu consigne yi toog seen kër parce que loolu moo ñu jëriñ je te remercie beaucoup si émission bi ngay def. parce que tey bi ñu commencé ba léegi waa Sénégal war ngeen liggéey Sénégal war noo ñee kenn lu ñu wuti bi dimbali rek ma ngi fi dem di deewi nag toog Sénégal des si biir njaboot moo ko gën je vous remercie beaucoup. jërëjëf lan ngay àddu. waaw xam nga li may jàngat ci li mu wax mooy fii li ma ci jàngat loolu yëpp mooy souveraineté bi ñuy wax maanaam nañu gëm suñu bopp ñun nag médecin pharmacien sénégalais surtout pharmaciens yi dañoo gëm suñu bopp maanaam mbir mi dañ ko décider depuis lu yàgg. te wane ni parce que am na benn rappel moo war a def comme pour wax ni du léegi ndax dañu xeex pour yegg si fi ñu yegg nii gis nga projet bi commencé na depuis plus de 10 ans wax naa la ko sànq 2000 dañu doon tabax suñu industrie bopp waaye bi Pfizer quitté génn Sénégal foofu état Sénégal moo ko moom mooy zone franche industrielle donc état Sénégal moo ko moom donc maanaam yow ba fa ñëwee da ngay defar say garab mais boobu garab da ngay dem mais bâtiment ba Sénégal ko moom donc moo tax ñun. bi nga xamee ni ñooñu dem nañu ñu redimensionner suñu projet wala ñu naan dañuy tabax mais kon nañu góorgóorlu jéem a jëli usine boobu nga xam ni pare mais ban fi nekkee aussi lan moo tax yéen yëngule woon lu tax ngeen xaar ba ñu dem ngeen di kii. ah déedéet non wala si jigéen doon yëngu déggoo ma la. waaw commencé nañu luy yàgg. xam nga El Hadj Malick 600 personnes benn at boo di boole bala ngay boole 600 personnes. ñu andi Sénégal liggéey bu yàgg la. te bala ngay wax nit ñi maanaam dafa am leneen loo war a def. li nga war a def mooy nga def benn dossier technique boobu daf lay jël lu ëpp juróom benn at du caaxaan parce que industrie pharmaceutique boo xool benn industrie maanaam dafa complexe boo xam ne lu tax bëriwul lu tax industrie pharmaceutique bëriwul Afrique parce que dafa complexe ba pare moo laaj xarañte boobu nag dafa néew biir Afrique ñun nag yàlla may nañu fii Sénégal ñi nga xam ne ñoo jiite Teranga Pharma amuñu lenn lu ñu ñee ci xarañte maanaam industriel yi nekk France wala man mii liggéey naa France industrie pharmaceutique ñi may bokkal liggéey bi ñëpp ci ay multinationales la ñu liggéey donc amuñu lenn lu ñu ñee ñeneen xarañte. ñeneen am na solo am na ku nekk si ligne bi allo kooku dem na dégguñu ñu wax. donc li nga xamee ni moo am solo comme ni ma ko waxee. waaw baal ma allo. waaleykum salaam. allo. waaye allo na nga def. alhamdulilah foo ñuy woowee kilifa gi. maa ngi lay woowee Tëngéej. Tëngéej bismillah ñu lay déglu. waaw kay pharmacien boobu lu muy wax noonu dama ci kontaan trop naan. ndax nit day gëm boppam. gis na Sénégal ñun yëpp xam nañ ne Sénégal bu ci wàllu arab bi ñu dañu am xel macha allah. loolu nag moo tax ci wàllu français bi yëpp dañu war a jógal suñu bopp. ñuy góorgóorlu pour ñu mën a defar suñu bopp dara. waruñu wekk ci français yi rek wala tubaab yi lu ñu defar ko déggoo ku wax ci ñaari yoon ñu ne réew yu am doole yi réew yu am doole yi. réew yu am doole yi lépp ñëpp ñun yëpp yàlla moo ñuy aar. da nga gis loo xam ne bu ñëwee ci réew yu am doole yi bu ñëwee ci suñu réew yi yàlla aar ñu defal ñu ci jàmm. benn exemple bu ndaw laa lay woon. gis nga ñun ñu ngi dëkk fale ci àll bi. ñax bi day wow koŋ mais ndaay am mu lakk mais du fa lekk benn dëkk nga dem ci réew tubaab yi nga gis ci fa tooy dañu am moyen wante saay su seel àll bi de lakk day lakk ay dëkk du dëgg wala du dëgg loolu dëgg la
kon ñu xam ne lépp yàlla la dañu dem suñu bopp taxawal suñu bopp lu ñu mën ñu defar ko. jërëjëf te ñuy gëstu bu baax jërëjëf. jërëjëf salaamaaleykum. ñu jëlaat keneen très rapidement avant ñu ñëw si docteur Mamadou Sow allo allo kooku dem na la ngay mën a àddu si lu mu wax. waaw mooy li ñu gëm sa bopp. mais tamit nga mën li nga bëgg a def. waaw surtout ça aussi. xam nga te loolu li kii projet bi ñi si nekk ñëpp daal am nañ xam-xam beeg xarañte beeg am lépp. nañ xarañte bi. te ñoom ñëpp niveau international la ñu am parce que industrie pharmaceutique loolu moo jafe ci loolu maanaam nga am expertise bi or ñun am nañ ko te ñëpp ay sénégalais lañu te ku nekk def nga sa preuve ci ay multinationales donc amul kenn lu ñu parce que bii liggéey ci multinational xam nga multinational lu muy liggéey maanaam li nga xam ni ki nekk New York ki nekk Japon ki nekk Sénégal ñoom ñëpp ni ñuy liggéeyoo benn la kon yow ba fa nekkee rek li kay def moom ngay def parce que par poste la donc boo ci duggee li keneen ki def moom ngay def donc ñun loolu am nañ ci xam-xam bu wér te bu kenn mënul natable donc waaw am na ku nekk si ligne bi allo 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 salaamaaleykum. waaleykum salaam kilifa gi foo ñu woowee. maa ngi leen di woowee Diourbel na ngeen def mbaa nañ ci jàmm. alhamdulilah. kontaan lool seen émission. jërëjëf. je crois que corona bi c'est vrai que c'est un mal mais à un moment jàngal lu bëri. problème bi mooy il faut que je peux pas comprendre que un pays indépendant comme le Sénégal depuis indépendance ñun nga xamante ne ñooy doom ñu defar fii dara lu baax rawatina si li nga xamante ne mooy garab c'est une indépendance à mon avis niveau sanitaire bi nga xamante ne dañ ko war a am. je crois que loolu lu am solo la maa ngi féliciter pharmaciens yi ce sera aussi une première que nit yi comprendre que pharmacien aussi du pour jaay officine rek que na pàcc bi nga xamante ne aussi mën nañ ko te mën nañ fa dimbale Sénégal je crois que loolu dañ ko aajo lool quoi. jërëjëf. looloo tax que vraiment je crois que maa ngi leen di féliciter bu baax. que lii aussi ñu ñaan bu nekk continuité bu mu nekk comme li nga xamante ne 2 mois lañ ci teg 3 mois mu fermé quoi. danañ ci yàlla musal quoi. mu nekk une continuité vraiment pour le Sénégal. amiin docteur la nga mën a tontu si loolu. li ma ko mën a tontu mooy que li ma wax léegi xam nga ñi nekk ci Teranga Pharma ay borom xam-xam lañu te dañu déterminé pour relever benn défi maanaam défi de l'industrialisation maanaam ñun dañu war a andi ay industries yuy dox beneen défi bi nga xam ne mooy ñu defar garab yu baax yu doy ba pare nekk ci prix yu yomb beneen défi mooy nga xam ne rupture yi dañ koy wàññi ba nga xam ne rupture day wàññeeku. mais beneen défi nga xam ne aussi mooy que maladies yi ñi nga xam ne ñu ñàkk doole te ñuy jël ay garab yu cher même bu ñu ko defarul ñun dama lay jox alors anti-cancer par exemple dama lay jox exemple ñun dinañu fexe ba garab yooyu dina fexe nu muy néewee ba nga xam ne Sénégal lañ mën a faju li nga xamee ni ci lay continuer pour won ko li ñu def won ko dañu xarañ te li ñuy def du yem ci ay ñaari yaat ñetti yaat parce que ñun dañu ne liggéey bi ñu liggéeyee fi ñu bëgg a jëm 2029 la ñu jox rendez-vous Sénégalais yi 2029. dañu def plan yéen a ngi si waxtaan ak gouvernement wu Sénégal mu leen si jàppale wala. waaw ñi ngi ciy waxtaan ñi ñuy jàppale bi ñuy jàppalee doyul dañu bëgg jàppale bi gën a yokku fës te ñoom li ñu joxoon Pfizer bi fi nekkee ñun loolu la ñuy laaj dañu ko jox. loo ngeen di laaj. dañu laaj ñu jox ñu loolu. te joxuñ leen loolu. joxaguñu ko. ñu jàppale boo xam ne fi ñu jëm dina yomb si ñun ndax gis nga industrie pharmaceutique dama lay jox kaawu Maroc bu ñu gën jegee am na yeneen dëgg mais exemple Maroc laa jóge. baal ma am na ku nekk si ligne bi allo. allo waaw ñu lay déglu. waaw dama bëggoon a participer. waaw wàññi télé bi. waaw génn naa ko sax kay. bismillah. allo yow rek nañu déglu bismillah. waaw mooy émission ci ITV bi ah. ci Teranga Pharma bi. waaw foo ñuy woowee. man maa ngi woowee si Kambaaw. bismillah ñu lay déglu kilifa gi. waaw man naa ngi tudd Ibrahima Guèye. donc di rafetlu émission bi trop. jërëjëf di nuyu suñu directeur général boobu noonu docteur Mohamed Sow. di participer si émission bi dina wax ne projet bi dafay wane ne pharmaciens yi nekkul juste dans les pharmacies rek pour jaay garab. yaakaar naa am na émission yu bëri yu ko faram-fàccee ñetti fànn la ñiy jaay garab ñoo si gën a bëri mais am na ñi siy defar garab. defar ay analyses yi instant bi ñi période corona bi ñëpp ñuy détecté corona bi mooy ñi defar ñi analyse donc projet bi dafa ñëw nii dafa tombé ak corona bi mais jiitu na corona bi donc ñu bëgg état bi gën si jàpp ñuy defar garab yi fii ci Sénégal
parce que yaakaar naa tey am na benn document bi daw ci Facebook ci réseaux sociaux yi bu ay autorité française signé di wax ne ñoom ñiy jaay garab ñi defar garab France génne yenn garab yooyu mooy garab yi ñu sauvé nit ñi antibiotique injectable bokk na ci Persalgan yi injectable bokk na ci ak yëpp produit bu ñu opéré ñoom nag kenn du ko génne di France loolu rek moo lay wan ne Sénégal gii nii fi ñu jëm ci kanam nii ay weer ci kanam am na garab yoo xam ne dana fekkoon Sénégal am na industrie pharmaceutique kenn du ko jéggaani donc lii rek jàngal la bu réeree wax ne état bi war na jàppale industrie locale yi fi jot am wala yi fi nii teg seen loxo pour que rupture médicament bañu amati Sénégal. jërëjëf merci. ok laataa may ñëw si Maroc bi nga doon expliquer sànq alors chloroquine est-ce que yéen a ngi koy bàyyi xel bu baax a baax. waaw chloroquine ndax temps yi moom lu ñu koy wax bëri na trop gis dégg nañ DJ Raoul dégg nañ tamit docteur Seydi. waaw heureusement hydroxychloroquine bi effectivement lu am solo la ndax dafa prouvé démb rek DJ Raoul génnewaat na beneen résultat effectivement bu am nee na am na 91% donc yoo xam ne maanaam ñi nga xam ne faju nañ ci 81% wér nañ ci 10 jours te bu boolee hydroxychloroquine ak azithromycine donc 6 jours la nit ki di wér maanaam virus bi newoon ci yaram bi yëpp day génn donc dañ koy rafetlu bu baax. alors yow mi nekk pharmacien jàpp nga ni chloroquine mën nañu si génn. waaw chloroquine mën na ci génn dès l'instant que chiffres yi wane na ko parce que bu dee am nañ malade yi nga xamee ni ñëw nañu ñu faj leen amul benn problème parce que il faut nga comprendre que ni li waral débat bi rawul pourquoi ñu bëri d'accord ñoom moom lu yombay comprendre la. lu tax débat de scientifique la maanaam dafa am lu ñu tuddee ay protocole booy def essai clinique maanaam bu ñuy xool garab ku feebar lu ñuy yeggalee ba nga xam ne les garab yi lii lay faj. donc léegi moom mu def ay testam moom la ñu ay tests préliminaires mais échantillon bi amuloon doyuloon parce que test yi protocole mooy lan da nga naan da ngay ñëw nga ne malade yi dama am ñaari groupe malade ñii dama leen jox garab gi ñii du ma leen jox garab gi mais du ma leen wax ne jox ma leen garab moom la ñuy effet placebo moom nag protocole boobu la respecté wu. mais moom dafa jàpp ne loolu moo tax yeneen scientifique yi. waaw loolu rek la loolu la ko scientifique yi di waxee waroon respecté waroon na créer beneen groupe moom nee na nag moom amul jotu créer yeneen groupe parce que dafa nekk en situation de guerre. donc comme dafa war a guerre moom amul temps naan dafay def yooyu donc li ko am solo mooy que dès l'instant que mun na faj nit da koy def te man jàpp naa ni loolu man su ma woon médecin ci loolu lay ànd parce que fi ñu toll nii léegi du affaire scientifique mais médecin bu nekk mooy jël sa responsabilité pour di wax ni man damay jël hydrochloroquine wala du ma ko hydroxychloroquine du ma ko jël. alors yéen waa Teranga Pharma chloroquine. yéen a ngi siy bàyyi xel bu baax ngir defar si lu bëre. effectivement bon xam nga jamono ji moom. jamono ji dafa am problème bu rëy ci hydroxychloroquine. muy lan. bi ko di Raoul waxee ba nga xam ni preuve ñëw na nga gis ne am na pays yu bëri ñoom nee nañu léegi dañ koy defar gis par exemple Maroc ma doon wax. waaw am nga am na benn Sanofi benn groupe bu fa nekk. ñoom léegi ñoom dañuy seen hydroxychloroquine seen dëkk lay des. France dose yi fa nekk seen dëkk lay des du dem fenn. donc ñun bi ñu ko xoolee ñu def suñuy pexe ñu dem di waxtaan ak suñuy partenaires indiens bañ nañu mun nañu jox mais tey bi may ñëw laa leen mujj parce que damay xaaral ma ñëw ma xool ci naka lañ mën a mujjee mais li mu mujj am mais tey gouvernement indien dafa mayoon pour yenn dëkk yi nga xam dañuy sous-développé ñu may leen ay hydroxychloroquine. Sénégal si la bokk wala. ñoom dañuy leen en fonction cas dëkk bi ni mu demee. ñoom la ñuy évaluer. donc léegi ñun amoon nañu possibilité bi mais suñu partenaire li ma mujjee wax bi may ñëw parce que ma ne ko damay wax Sénégal wax ma lu gën a leer mu envoyé ma document bi nee na léegi gouvernement indien dafa changé stratégie nee na léegi day wax gouvernement mais ñun pare woon nañu pour andi hydroxychloroquine bi mais fi ñu toll nii guddi yi boo ko bëggoon defar du gaawee noonu quoi. du gaawee noonu. voilà am na keneen ku nekk si ligne bi allo. allo waaw. allo. allo oui maa lay dégg waaw. kilifa gi foo ñu woowee. maa lay woowee. maa lay wax Dakar bisimilah ñu ngi lay déglu bu baax. waaw dafa am lu ma bëggoon a laaj pharmacien bi pharmacie boobu moo xam moo fi nekk. li ma ko bëggoon a laaj mooy chloroquine ba ci ñu bari wax nañ ne moom day faj ci ba professeur Seydou. moom wax na ne am na ci yoo xam ne mën na koo faj. te ñun dañoo seetlu dañu bi ñu nekk xale daan na seetlu nañ ne dañu daa jox chloroquine te gisoon nañ ne mi ngi faj. ci période boobu ndax dawul sentir lu mel ne sibiru wala yu demee noonu lu bari donte sax ci daara lañ ne woon doon ko def est-ce que dañ leen a téye ci hôtel yi moom te ñu war leen. nga ni est-ce que dafa mel ne déglu bu baax de déglu bu baax nga ni est-ce que. waaw dama ne. waaw. ñi nga xam ne dañ leen a téye ci hôtel yi. war a def ci ñoom ay test
te ñun dañoo seetlu ne ñun bi ñu nekk xale daan nañu jox chloroquine ñu di ko naan lundi ba lundi te temps yi daal ak wér ci suñu bopp c'est-à-dire li ma bëgg a wax dëgg-dëgg daal mooy chloroquine moom mën naa faj te du rey ndax mësumaa gis sax koo xam ne dañ ne moo ko rey. ñi nga xam ne état bi téye na leen ci hôtel yi di leen dundale ji demee noonu est-ce que ñoom mënuñoo xool di leen jox ay chloroquine loolu état yi ñoo ko xam ñoom ñuy faj ñoo ko xam mais ci sama xalaat bu gàtt est-ce que mënuñoo xaale avant test bi di egsi ci ñoom. jërëjëf loolu laa bëggoon a laaj pharmacie ba xam dinaa la tontu très rapidement docteur. waaw ndax moom lu mu wax mooy ñi nga xamante ni état bi da leen confiné ci hôtel yi. mu fàttali ko ni ñoom da leen doon jox ay chloroquine est-ce que ñoom laataa ñu leen defal test mënu leen jox ay chloroquine. déedéet moom question boobu lay laaj. non loolu mënul demee noonu. ndax et loolu lu jar leeral la d'ailleurs chloroquine bi ci Covid 19 bi maanaam ci mbas mi chloroquine bi maanaam day faj dafa am lu ñuy tuddee traitement préventif maanaam luy aar ak traitement curatif luy faj ñuy nekk ci hôtel yi ñooñu seen feebar leeragul maanaam ñooñu xam nga ay personnes contact la. effectivement dañ leen mettre en quarantaine. dañ leen mettre en quarantaine di leen testé di xool ba xam léegi ñoom positif la wala positif bu ñu. donc ñooñu positif bu ñu donc ñooñu kenn du la ko jox. hydroxychloroquine yi ñi ñu koy jox mooy ñi nga xam ni ñi ngi biir hôpital te mu leer que tey Sénégal yi jënd tamit jël hydroxychloroquine dañ ko seen dëkk seen kër du leen jariñ dara. hydroxychloroquine du aar day faj te faj bi dafa am yeneen garab yu muy àndal. donc bu kenn yaakaar ne bu toogee këram yore hydroxychloroquine mun na ko amal njariñ du ko amal benn njariñ. donc te ku feebar ku mbir mi dal sa place tout sa kër sa place hôpital la ndax boo toogee sa kër di nga wàll ñeneen. mais nga may alagement parce que ma waxoon lu am solo loo xam ni dama ko war a leeral Sénégalais. parce que ñu bëri ñu defee ne comme je dañuy defee ne ko dañuy Covid 19 bi parce que dafa xeex bu ñu xeex te suñu xarañ moo ñu ko may. muy lan mooy que bi nga xamee ni Pfizer parce que comme dama la wax ñu dañu bind projet bi dañu waroon tabax suñu usine mais bi Pfizer demee ñu ne kon léegi ñun nañu profité usine bi jël ko wax ak gouvernement Sénégal dafa organiser appel d'offre ñu nag beneen entreprise étrangère ñoo doon compétir amoon entreprise yu bari. mais ñun ñaar ñoo ci des. gis nga bi ñu joxee ay documents dañu dem ba ci biir mën nañu àtte kon nga xam ni kon suñu dossier technique am na solo. ñu woor ñu examen oral la parce que kayit bi moo convoqué woon examen oral la ci bindee dañu def examen oral. bi ñu defee examen oral bi la ñu gagné site boobu. kon yéen examen oral moo tax ngeen gagné mbir mi. ñu gagné site bi di ci gërëm aussi gouvernement parce que APIX la mooy représenté gouvernement bi. mais donc loolu pour ñun dañ ko xeex parce que su joxuñu ko comme ça gratuitement donc mu leer que ni projet bi yàgg na. ñu nag Pfizer amuñu benn lien. donc ñoom dañu profité ci situation bi ñu demee usine bi tabax nañ ko au lieu ñuy tabax usine am na usine bu ñuy tabax ba pare kon nañu xeex jël ko loolu la ñu def. am na ku nekk si ligne bi allo allo. allo waaw salaamaaleykum. allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam foo ñu woowee. waaw jaar nañ bu baax sëñ bi. wàññi télé bi wàññil télé bi. waaw xaaral ma wàññi télé bi waaw. allo salaamaaleykum. allo. waaw maa ngi dégg salaamaaleykum. waaleykum salaam foo ñu woowee. waaw maa ngi lay woowee Dakar cité Eaux et Forêts. man la Mouhamadou Fadel Diop. di kontaan ci émission bi. jërëjëf Fadel. di leen jaajëfal. di nuyu suñu patron suñu directeur général Mouhamadou Sow. di ñu wax di ko ñaan yàlla yokk ko xéwal ci émission bi kontaan nañ ci bu baax a baax. ñuy wax tamit gouvernement yi mu jàppale ko ci projet bi di Teranga Pharma. parce que projet bi njëriñu Sénégal bi yëpp njëriñu askan bi yëpp la. jërëjëf. kon gouvernement bi war na ko gëstu dooleel ko jàppal ko ci xam-xam ci mooy ci lépp. jërëjëf man daal foofu laay gën ñaax gouvernement bi ñu jàppale docteur Mouhamadou Sow ci Teranga Pharma. jërëjëf gën a am doole. parce que jot na Sénégal am kii industriel. jërëjëf kilifa te moom boo ko dooleel jox ko xam-xam bi jox ko mooy mun na ko taxawal na ko tamit. jërëjëf am na solo. ñu ngi kontaan di leen jaajëfal. jërëjëf sànq aussi yaa ngi doon wax industrie pharmaceutique nga joxe exemple Maroc. xam nga ñun fi ñu toll nii. Maroc yaa 20 ans 25 ans fi la toll woon. maanaam dañuy jéggaani garab yi waaye dafa état marocain moom ci boobu moom moo créé benn fonds bi mu ne dama koy jël xaalis ne ku fi andi industrie ku def industrie pharmaceutique naa la ko jox te doo ko fay maanaam ñu dimbali ci matériel bi la ci xam-xam bi cooy ensuite mu ne gouvernement yi beneen industrie yi ñi bitim réew ku bëgg a ñëw jaay biir Maroc ñaari yëf soit da ngay créer usine foofu wala nga sukkandiku ci usine bi fi nekk
ba pare may yeneen incitation mais gis nga loolu bu ñu ko boolee moom may léegi Maroc moom mooy non seulement dañuy dund ñoom ñooy faj seen bopp mais dañuy exporter donc fi ñu toll nii boo duggoon ci officine Sénégal yi dañ ci fekk ay garabu Maroc yu bëri te pourtant ñoo ñuy defar garab yi ñu ñoo jàngandoo fii université kon nga xam ne ñooñu amul lenn lu leen di ñëwee donc moo tax moo ne lee amul lenn loo xam ni fi ñu toll nii mun nañ ko sikki sàkka fi ñu jëm incha allah daañ fa yegg te on est déterminé te dama lay wax ma bëgg mu leer gis nga booy def projet booy def décision ak loo mun ci def dafa am ñetti mbir yoo xam ne da nga ko war a seetlu te projet bi dañ ko seetlu bu baax bi ci njëkk mooy efficacité maanaam ñun est-ce que souveraineté pharmaceutique mun nañ ko def gëm nañu ko nañ ko def incha allah ñaareel bi mooy lu ñu naan faisabilité maanaam fooy jaar pour yegg fi nga bëgg a yegg ñetteel mooy autonomie te moom moo am sax am autonomie mooy lan maanaam yow buñ la dimbalee boo dimbali baa xam di nga mën a dem ñun teg nañu plan yoo xam ne dimbali ñu dinañu dem waaye comme li ñuy dimbali li ñuy def pour dëkk bi la état bi foog ni état marocain jàppale les industries état au Sénégal foog mu jàpp foog mu jàppale mu jox ñu ce qu'on appelle une rampe de lancement ñu dem am na ko nekk si ligne bi allo salaamaaleykum waaleykum salaam waaw maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp alhamdulilah foo ñu woowee kilifa gi tur bi Kaolack bismillah allo vraiment di rafetlu liggéey bi bu baax a baax jërëjëf waaw di nuyu suma ñaari xarit nag muy Sodo Joxumpa ak Assane Top balaa maa ñu lay dégg di kontaan nag ci liggéey bi am na solo trop waaye di bëgg rek docteur wax ci mbirum kii bi pour mu gën a wax nit ñi ne mbir mi lu am la nekkul ay caaxaan nekkul ay deal nekkul ay politique il faut mu wax ci loolu parce que am na sama saar boo xam ne ba léegi gëmuñu mbir mi loolu communication bu ñoom ñoo ci war a jiitu gannaaw loolu nag bëgg naa état bi gën leen a dooleel parce que tey xam nañu santé mooy première ku amul wér doo mun dara ana seen bu baax vraiment liggéeyu ITV bi rafet na merci beaucoup jërëjëf nga nuyu waa Kaolack bismillah jërëjëf et puis di gërëm Mouhamadou Fadel ñoom Ibrahima ñëpp ñu woote maa ngi di gërëm leen sant ci soutien moral bi daf ñu gën a renforcer suñu détermination alors li mu wax vraiment c'est important ñi nga xamee ni vraiment gëmuñu ni Covid am na na leen nu wax dañu xam lu tax avion yëpp taxaw aujourd'hui ñaata dëkk la nit ñi bëgg a am liggéey mënuñu liggéey xam nga boo defee ñëpp couvre-feu mais neexul gouvernement mu am couvre-feu effectivement mais man feebar bi ñi ko gëmagul sax man loolu dafa ma jaaxal ba léegi moo tax xam nga damay fi situation bi toll nii li may wax des fois peut-être que am na image yoo xam ne mënuñu ko flouer mais defe naa bu ko presse bi jëloon ñu wane maladie flouer seen kanam ba nga xam ne ñu naan je pense bien que waa ministère de la santé ñu ngi travailler si loolu ngir daal ñu flouer seen kanam ñu commencé télé yi ñu wane neex ñu naan ni fii hôpital Fann la bu ñu wanee nii ñii ñu ngi nii ay Sénégalais lañu mais dafa am benn firnde boo xam ne defe naa waroon na génn lépp mooy maanaam génn àdduna Pape Diouf Pape Diouf ñëpp ko xam koo xam ne la c'est un héros sénégalais donc kooku bu dee Covid moo ko génnee àdduna ñëpp ñoo ko xam ba France ñu koy delloo njugal donc vraiment ñu ngi wax Sénégalais yi ki nga xamee ni gëmu ko maanaam dafa mel ni koo xam ne ay bëtam dafa muuru mais képp kuy gis am xelam di màcc amul benn naatable nii feebar bu doy waar la te nañu jël matukaay yi nga xamee ni nañu arrêté nu mu gën a gaawee biir feebar. jërëjëf am na ku nekk si ligne bi allo. oui allo. allo. waaw est-ce que maa ngi direct seen émission bi. yaa ngi en direct si ITV si émission Kennu Askan Wi bismillah foo ñu woowee. fii Dakar. waaw. bismillah yow rek nañu déglu wàññil télé bi nga wax directement. allo. xool da ngay wàññi télé bi. déggin bi gën a mën a jàppani. léegi man lu ma bëggoon wax. les spécialistes de la médecine la. ñoom seen bopp nañu góorgóorlu comme les Français comme les Marocains ñu organiser wu. def benn cahier de charge discuter ko ak. voilà léegi discuter ak cahier de charge. xool da ngay wàññi télé bi de télé bi ngay bàyyi xel su ko defee déggin bi gën a leer. fay naa ko. très bien. voilà léegi dama bëgg ñoom seen bopp ils sont jeunes nañu góorgóorlu comme seen morom marocain yi ak tubaab waxtaan ak nguur gi imposé ko bu nekkee ñoom am ñu vision ñoom ñu am seen vision waxtaan ak ñoom ne leen ñun dañu bëgg ñu favoriser recherche dañu bëgg ay industrie locale ci domaine pharmaceutique et tout ça pour une certaine souveraineté gis nañu Algérie seen programme de développement ci côté médecine mais loolu il faudrait une volonté politique. Cette volonté politique ça doit être incarné par le chef de l'État lui-même boo xam ne moo war a défendre intérêt réew mi
taxaw moo xam ne su may njaboot dans les différentes professions ñu ngi nii war naa leen jàppale pour suba ñu mun a am épingle wala daal ay nivaquines yi ñu mun a fabriquer pour quand même ñu mun a faj suñu bopp. jërëjëf. On ne peut pas comprendre que depuis 60 ans on est capable absolument de rien faire dans ce domaine. On n'investit pas loo xam ne suba moo lay tax nga am sa indépendance mun a góorgóorlu di mun a inventer comme ñëpp te am ay gouvernement yu fi jaar ba léegi ñu ngi discuter ci loolu 60 ans mun a. jërëjëf. vraiment ñu góorgóorlu ci loolu te ñoom les jeunes tamit ñi nga xam ne ñu ngi ci profession boobu ñoom ñoo war a organiser nekk de vrais patriotes naan ñun lii la ñu bugg a ñu doxal bu intérêt réew mi ñu taxaw si ñu xam ne lii mooy intérêt réew mi. message bi dégg na ko dina la tontu léegi jërëjëf. voilà docteur. tontu bi mooy Teranga Pharma. mooy loolu. Teranga Pharma mooy lan mooy que pharmaciens yi ñoo jël seen xaalis boole ko ne dañuy tabax industrie pharmaceutique. ba fi ñu may wax ak yi dërëmu état dugg ci dërëmu keneen dugg ci beneen fonds dugg ci ay sénégalais kese ci nekk à 95% ay pharmaciens ñoo génne seen xaalis def ko ci ak médecins yi donc am na yeneen investisseurs yu ñëw pour wax ne ni donc ñun nous sommes déterminés pour relever le défi mais pour jox rendez-vous dama leen di jox rendez-vous pour wax ne ñun duñu ay nit yu caaxaan duñu ay nit yu dul foofu fi ñu jëm xam nañ ko li ñuy def xam nañ ko mën nañ ko 2023 2025 2026 ba 2029 am na ay rendez-vous yu jox sénégalais. alors si wàllum xaalis si wàllum koppor. ñaata la leen coûté. li ñu coûté maanaam fi ñu toll nii projet boo ko jëlee yëpp 5,4 milliards de francs CFA la mais dañu jël. 5,4 milliards waaw de francs CFA mooy financer projet globalement. maintenant mais xam nga boo bëggee génne ñëw ne sénégalais génne leen 5,4 milliards dafay jafe donc dañ ko redimensionner maanaam dañu jël projet bi xaaj ko ñaari xaaj phase 1 bi 1,2 milliards la donc fu ñu toll nii ñun 1,2 milliards yi génne nañ ko avec ñi nga xam ni ñun pharmaciens yi donc li ci des mooy bu ñu commencé liggéey donc deuxième phase bi muy 4,2 milliards bu ñu defee ay bénéfices yooyu moo ñu may ñu def bénéfice moo ñu may ñu mën a financer suñu deuxième phase. seen participation comme 600 yu si nekk yëpp nan la demee. alors 600 yi ni mu demee mooy que dañu ñu ne sénégalais bi nga xamee ne bëgg na dugal xaalisam gëm na souveraineté pharmaceutique bëgg na Sénégal dootul jéegaani garab ñu ne la lenn rek ngay def da ngay joxe xaalis li nga mën parce que waxuñu kenn joxeel dañ ne li nga mën. parce que mbir mi booloo la pharmacien bi ñu ne la joxeel li nga mën ñi andi 1 million ñi andi 5 millions ñi andi 10 millions ensuite loolu rek la boo ko joxee ñu jox la sa attestation d'action action bi 10 000 francs lay jar. donc boo bindee loolu ñu boole la jox la sa këyit ne la yow léegi yow ci Teranga Pharma lii mooy say part moom nga am. donc maintenant action bi nag bien entendu dafay changer. mais il faut comprendre que ni ba fi ñu toll nii Sénégalais des pharmaciens ñoo dugal seen xaalis ak ay investisseurs. pour que mbir mi nekk réalité. alors nan ngeen fas yéene def ak faux médicaments yi nga xamante ni dañ koy faral ne meeku ci dëkk bi. donc loolu dafa bokk suñu objectif intermédiaire. fii ak 10 000 xam nga fii ak 2025 dama la ay rendez-vous 2025 objectif bi ñu am maanaam faux médicament dañ koy wàññi nu mu gën a grave maanaam dañ naan. na ngeen di jaar ci yan pexe fu ñuy jaar xam nga fu ñuy jaar maanaam mooy. yow bu ñu fexee ba nga xamee ne garab yi ñu ngi koy defar yenn ñi nga xam defaruñu ko ñu jéggi ñu andi ko mais wàññi prix bi parce que dafa am ay genre contrat yu ñuy def ak yenn industrie même bu ñu ko defarul nañu saa ñu permet ay négociation ba nga xam ni garab bi ñu ko defarul nañu ko andi ba wàññi prix bi donc boo amee garab yu baax yu doy wàññi prix bi bu prix bi cherul su boobaa ñi nga xam ne dañuy jaay garab bu bon ci mbedd bi la xam nga kon yow de boo demee pharmacie am garab gu moins cher bu baax gu wér xam nga doo demee ci faux médicament donc faux ñi def faux médicament dañuy daw Sénégal dem beneen dëkk mais du Sénégal la ñuy toog. justement ma terminer benn question rek mbirum pharmacie am na ñuy wax ni amul perte bénéfice rek la da nga koy dëggal wala. ah déedéet dama naan oui et non parce que xam nga. amul perte mbirum jaayum garab. dama lay jox damay jox benn chiffre ci guddi ñu toll nii pharmacie yi nekk Sénégal boo jëlee téeméeri pharmacie. lu fanweer ak ñett yi dañu am problème am na pharmacie yu tëj. léegi lan moo waral loolu problème li ko waral njaayum garam bon bi bokk na ci. parce que pharmacie entreprise la da ngay fay ay salaire da ngay fay ay salaire social da nga am loolu si bopp da nga looy dundee garab yi ngay jënd da nga koy fay. parce que ki lay jaay garab beneen pharmacien la moom la ñu ay répartiteur ñooñu dañ lay jaay garab boo leen fayul la jox seen garab donc tu vois donc bu nga xamee ni yow nan nga mënee nga am ay charges. comme entreprise yëpp
boo jaayul li nga war a pour def bénéfice da ngay def. mais mën nañu wax ni majorité bi ñu siy génn macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax. quand je dis majorité bien sûr parce que 65% alhamdulilah ñu ngi ci génn mais c'est que 35% yooyu moo waroon am. donc li nga xam ne nag moo war a am solo mooy que gouvernement bi xeex ci garab yi bon yi. faux médicament mais surtout njaayum garab yi jaay ci mbedd bi. parce que loolu bu ñu ko génnee. dina may ñu mën a kii mais beneen également moom la ñuy wax mooy à Touba c'est la deuxième ville boo xam ne foofu tamit am na jeunes pharmaciens yoo xam ne ñu ngi nekk en chômage foofu y a plus de 300 fausses pharmacies donc bu ñu mayee jeunes pharmaciens yi dem foofu aussi dina tax pharmaciens yi dañu liggéey. mais li am solo encore une fois mooy que te ñu xam ko te defe naa aussi loolu mooy fil conducteur mooy que parmi ñun dañ ko xalaatoon bu yàgg souveraineté mais Covid bi. dafa wane ni ñun ñoo xalaat ñun fekk nañu ci si loolu. am na solo Mamadou Sow te li am solo encore une fois. waxtu bi loolu lay terminer vraiment. mooy que en 10 secondes en 10 secondes. nous appelons vraiment le président de la République à soutenir comme l'a fait le roi du Maroc l'industrie pharmaceutique sénégalaise pour que ñu nekk ay champions au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mouhamadou Sow docteur Mouhamadou Sow maa lay gërëm bu baax di la sant ma fàttali ne yow yaay directeur général bu Teranga Pharma naka noonu nga nekk enseignant ca institut des sciences du médicament nekk ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mbokk yi maa leen di gërëm bu baax di leen sant di leen wax bon week-end jërë ngeen jëf.